اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. yàlla dogal nañu del siyaat ci béréb bi nga xamee ne moo di 2STV war a jëmaat ci wàllu waxtaan woo xam ne bii moom na ma daan wax rek laay waxaat diine rek ko yitteel. waaye nag itam ñaare comme andi woon nañ fi ay waxtaan yoo xam ne yi amoon na ñàkk bañ a gisante ci diggante, maanaam amoon na yi tamit kenn ku nekk na nga ko gisee mu doon ci ahlu sunna ak ahlu chia. ba ñu jëtoon koo xam ne kii ci ahlu chia la bokkoon mu wax waa ahlu sunna ñëw tontu, waaye nag tontonte bi taxul ñuy def émission bi. dañu bëgg nit ñi xam ne lenn lu ci nekk xel la ñu bëgg ñu dawal ko ca biir, jël ca la nga xam ne mooy la day cam xel, ndax alxuraan sax wax naa ba tey ne suy wax léeg-léeg mu dem ba mu yàgg mu ne borom xel yi réfléchir lay waxal. loolu itam ñu bañ ko jàppe ne maanaam ñii li ñu wax nekkul ci dëgg, ñii li ñu wax nekkul ci dëgg. man ngaa jàng dara ñu jàngal la dara ca biir téere boobale, fekk na kala ko jàngal mën naa am mu juum wala demewut noona, wala li nga xam képp nga xam. bul njort na nag li nga xam képp nag mooy dëgg gi, amaana am na geneen goo xam ne gi yaa ko yëgul woon wala googu am na. ak lu ci mën a am del seet nañ ci xeeti waxtaan yooyu leen, ndax nit ñu baree bari ñiy seetaan 2STV mooy ñu dëkk Espagne, Italie, France, États-Unis d'Amérique ak réewu Afrique yu bëree bëri fu mel na Gabon ak Mali téléphoné nañ bind na daal fokk ñu delloo siyaat xeeti waxtaan woowule ngir ñu mën ci jàngat. am na nag ay téere yu bëri yu xew, léeg-léeg nit ñëw ne bindeef na téere bi wax nañ ca lii wax nañ ca lee, mais leeral gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ suñ kéemtalaayal kattan lañ ca man rek la ñuy def. moo tax ñu del siwaat dalal fii kii di Alioune Badiane mu nga xam ni jaaroon na fi, ñu bëggoon a dikkaat tamit ci wàllu moom ak waxtaan, laajaat ko ay yeneeni laaj ngir mbir yi gën a leeraat ci bopp nit ñi, ndax bi mu fi jaaree ba dem kenn ku nekk ak na nga ko jàngate woon. Badiane maa ngi lay jox kàddu gi nga ñu dugg ci waxtaan bi bismillah. allahuma salli ala muhammad wa ali muhammad. allahuma kun li waliyika alxujjati ibnu alxasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hazihi saa wa fi kulli saa waliyan wa xaafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ayna hatta tuskinahu ardaka tawan wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad. sëñ Maodo ñu ngi lay nuyu di nuyu auditeur u 2STV. Badiane li ma lay njëkk a laaj mooy fàttali ñu ñan ñooy ahlul bayti, yéen waa ahlu chiha, ak nan lan dema woon ak waa kër rasulullahi, ñu dugg ci waxtaan yi bismillah. Maodo soo bëggee xam ñan ñooy ahlul bayt da nga koy laaj yàlla subhanahu wa taala. yàlla moom moo dem ci alquran ne innama yuridu llah li yuziba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. yàlla ne moom yàlla bëggul dara lu dul ñoom ahlul bayt ñooñu mu setal leen set goo xamante ne tilim du amati seen ginnaaw. donc yàlla ci boppam moom moo ne si ñi mu sàkk ñëpp ñi mu sàkk li gën ci sàkke boobu li nekk joyau créature yàlla moom mooy ahlul bayt. ahlul bayt soo ko déggee moom mooy Muhammad, Aliyun, Fatima, Alxasan ak Xuseynu ak juróom-ñeenti sët yi nga xamante ne ñoom ñooy sëtu Useynu muy Ali Zeynil Abidin, Muhammad Baqir, Jaafar Sadiq, Moussa al Kazim, Ali Rida, Muhammad Taqi Jawad, Ali Naqi, Asanul Askari ak Imam Mahdi Saibu Zaman bi ñuy xaar. fukk ak ñeent yooyu ñooñu la yàlla sàkk seen leer. wala 12 imam la. waaw muy 12 imam ak Muhammad soo ko ci boolee ak Fatima muy 14 yooyu la yàlla sàkk seen leer laata moo sàkk dara. te bi yàlla sàkkee seen leer ba pare ñoom ñoo tax yàlla sàkk lépp. ñoom gis nga bi yàlla sàkkee seen leer googu la tuddee Taaha. moo tax ñëpp boroom xam-xam yi ak nitu yàlla yi di wax ne lépp loo gis Muhammad moo tax ñu sàkk ko,
ndax leeru Muhammad la yàlla njëkk a sàkk mu ne leer googu bi ko yàlla sàkkee ñuy 14 daf ko tuddee taaha soo demee ci borom chiffres yi suñ la jëlee taa ak haa bi boole ko day nekk 14 donc au début de la création li yàlla njëkk a sàkk mooy leer yooyu mooy leeru ahlul bayt muy benn mais yàlla tam nee na su léppay dem jeex ba mu des kanamu yàlla kullu shay'in haalikun ila wajho yàlla loola kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram gis nga wajhu tam soo ko jëlee soo ko chiffré day nekk 14 yooyu tamit moom mooy Muhammad ak ahlul bayt yi loolu la yàlla wax ne ñoom ñoo jiitu ci li mu sàkk mais su lépp demee ñoom moo fi des ñooñ soo ko bëggee résumé ñoom ñooy représentant wu yàlla ci kaw suuf leer googu la yàlla dugal ci ndiggu aadama moo tax mu ne na malaaka yi ne ko sujjóotal leer googu moo nekkoon ci ndigg yonent yàlla Nuux moo tax batoom ba sauvé leer googu moo nekkoon ci ndigg yonent yàlla Ibrahim moo tax mu mucc safara ga leer googu moom moo ñëw di toxal ci ay yonent ba indi ci Muhammad sallallahu taala wa sallam mu war a nekk ci kaw suuf nekk doomu aadama mu ñëw nekk Muhammad ibnu Abdallah donc loolu moom mooy ahlul bayt. D'accord. Donc ahlul bayt soo leen bëggee xam dëgg loolu foofu ngay jëlee ca kaw di wàcc ba ci suuf loolu moom mooy. mais pourquoi nga wax ahlul bayt yi tudd Fatima. tudd Seydina Mohamed lu tax baloo ci Aïcha. waaw parce que lu tax mais parce que yonent bi amul woon rek Fatima am na yeneen ahlul bayt kay njaboot kay. waaw mais pourquoi vous écartez les autres. en fait entre guillemets quoi. loolu Maodo comme ni ma la ko waxee du sunu ressort ci ressortu yàlla la. yàlla moom moo wax ne moom moo sàkku téef yi ba pare am ñum ci tànn soo demaatee ci alxuraan laa lay delloo yàlla ne inna allah stafa aadama wa nuuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alaalamin zurriyatun ba'duha min ba'd yàlla nee na moom moo tànn aadama tànn ibrahim tànn imran tànn waa famille imran tànn leen nee na tànneef googu famille boobu moom moo leen teg ca kaw lépp te dañuy nekk ñoo xamante ne ku ci nekk ci sa morom lay jóg. mais Aïcha nag. léegi Aïcha soxna la woon ci yonent bi. waaw mais bokkul ci nekk soxna sa soxna bokkul ci sa ahl. loolu laa bëgg a wax dama ne soxna la woon ci yonent mais yàlla boolewu ko ci ahlul bayt parce que addis bi nga xam ne soo demee ci téere ahlul sunna mu nga fa loolu ñu tudd addisul kisa yonent bi dañ ne dafa mës a ñëw indi benn manteau daal di dugg ci biir alxasan ñëw mun a ko dugal alxuseyn ñëw mun a ko dugal imam ali ñëw mun a ko dugal fatima ñëw mun a ko dugal après mu ne yàlla haulaai ahlal bayti loolu mu ngi ci téere sunna mu ngi ci téere ahlu sunna boobu soo demee ci suyu teeg si ter tafsir boo dem maanaam yonent bi yaa wax ne moo ñëw yore mantoom ne Ali dugal Fatima dugal Assane dugal Ousseynou dugal ciy dugal ci biir ne yàlla ahulaay ahlul bayt yi am na soxnaam bu nekkoon foofu ki gënoon ci soxna yonent bi la à part Khadija kooku gënoon ci soxna yonent muy Umu Salama dana ko man est-ce que mën naa dugg mu ne ko déedéet yow toogal foofu nga toog te xam ne yow di nga dem àjjana yow ci ñi yàlla tànn nga mais bokkoo ci ñii parce que ñi yàlla moom moo leen prédéterminé loolu laa la bëgg a wax ne ahlul bayt 14 lañu duñ ko moy duñ ko yokk te loolu foog naa ne amul sax benn borom xam-xam bu ko wet li leneen lu koy leeral ne ahlul bayt moom mooy ali muhammad que keneen ku dul ñooñu bokk ci mooy même salaatu ala nabi bi yàlla wax inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima borom xam-xam yëpp d'accord nañ ne dañoo ñëw saaba yi dañu ñëw ci yonent bi ne ko jàngal ñu naka la ñuy jullee ci yow mu ne leen da ngeen di wax ne allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ibrahim donc na ngeen julli ci man yàlla na nga julli ci muhammad ak waa kër muhammad comme ni nga jullee ci ibrahim ak waa kër ibrahim gis nga amul keneen ku ci bokk te salaatu ala nabi yépp yi nga xamante ne yu valable yi nit di utiliser pour mu leen di jariñ soo demee tam loolu nga ci nga ci muhammad ak waa kër muhammad wa ahlul bayt salaatul fatihi cheikh loolu la wax den allahumma salli ala sayyidina fatih lima uxlaq gis nga wa xaatim lima sabaqa nasir xaq bil xaq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi ak qadri wa miqdari azim boole wu ci kenn siratik ali bi da ngeen ko restreindre dafa da ngeen ko néewal trop Maodo il faut qu'on se comprenne absolument allez-y il faut qu'on se comprenne dama ne ali yàlla mooy déterminer kan moo bokk ci famille Muhammad ak kan moo ci bokk dama ne ahlul bayt yi nga xam dañ leen war a topp te topp leen nekk farata ba yàlla ne yonent bi xul laa asalukum alayhi ajran illa al mawaddata fil xurba dama ne ahlul bayt yooyu c'est un nombre prédéterminé ñoo xam ne yàlla daf leen sàkk ne ñii la yonent bi wane ko jamono yonent bi kenn mësu koo werante te soo ñëwee ne sànq yaa ngi may poser problème Aïcha bokkul ci ahlul bayt te am na sax soo demee même sax ci yeneen explication di nga xam ne Aïcha soxna yonent bi la woon te soxna ça ne signifie pas que ne ku bokk ci soxna rek ku nekk soxna ci benn famille rek ci famille boobu nga bokk parce que sëy moo la fa dugal loolu la ñu tuddee parenté par alliance su sëy ba jeexee nit su duggee ci benn famille parce que soxna la fa su sëy ba tasee dootul bokkate ci famille bi te ñii dañ cee bokk ci ba laata yàlla di sàkk
kenn ba mu sàkkee seen leer te dañuy continuer ci bokk ba yowmal xiyaam. donc gis naa ci seen benn livre ngeen di jéem a justifier lire naa ko quelque part ngeen di justifier que ne xam nga dañoo wàcceel soxna yonent yi ci guerre kenn du fab jaasi jëmale ci seen kaw waruñoo xeex itam wala ñu tuur deret et cetera loolu daal ñoom mucc nañ ci. te tamit alxuraan mi ngi wax ne soxna yonent bi meluñu ne yeneen jigéen ñi itam. après vous démontrez comme quoi en d'autres termes pourquoi Aïcha nag jël jaasi pour xeex Seydina Aliyu donc kon day mel ne bokk bon loolu. waaw loolu tax dama ne preuve supplémentaire la parce que ahlul bayt ñoom ñëpp ñoo bokk benn qualité mooy ils sont infaillibles maanaam dañoo am isma. yàlla mu ne al-ma'sumun donc képp koo xamante ne ni ñuy xàmmee ku ci bokk ku ci bokkul ku mës a def bàkkaar benn yoon ci sa dund wala nga mës a juum benn yoon ci dund munoo bokk ci ahlul bayt yooyu nga xamante ne au sens restreint moom mooy 14. mais ay nit rek lañ. du ñu ay nit rek. inna la stafa la d'accord istafa d'accord yàlla daf leen a tànn ay nit yu yàlla tànn la. parce que waatu istafa bi dafa xaw a moom moo koy leeral. donc dama ne li wane ne Aïcha yàlla dafa ne woon soxna yoon wa xarna fii buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jaahiliyatul uula Aïcha daal di respecté wul ordre boobu génn def loolu ba pare dem xeex ak imam Ali ci bataille du Chameau te xeex boobu julli ju bari ci la ñu dee ay junni julli dee nañ ci d'ailleurs loolu c'est une preuve supplémentaire pour wane ko moom bokkul woon ci maasum parce que ku bokk ci maasum doo mës a mooy lu yàlla wax te aussi ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy ahlul bayt yàlla nee na yonent bi nee na yàlla nee na ñoom ñoo gën ci ñi mu sàkk te Aïcha soo demee ci suratul tahrim sa cadwa yàlla mu ngi wax naan yonent bi sa soxna yi suñ continuer li ñuy def ni naa la may ay soxna yoo xam ne xayrun min kunna wala min kunna ñoo xam ne ñoo leen gën ñoom ça signifie que donc même à Médine y avait des femmes qui étaient meilleures que Aïcha kon moom mënut a bokk ci loolu. d'accord ok léegi d'accord dinañ ci côté boobu bon léegi ñu ñëw ci wàllu vérité de succession parce que yéen chiites yi ma fàttali na mbokk yi maa ngi fiy dalal ba léegi Alioune Badiane chiite la am na benn conception benn gis-gis bu ñu am ci l'islam ak Seydina Mohamed donte nag ay jullit lañ ñu wax ko ñu gëm yonent bi lañ parce que certifié ngeen ko mais xëy na seen pratique yi moo xaw a wuute ak waa ahlu sunna c'est très bien. léegi Aboubacar Sadiq moo njëkk premier xalifa la ci bu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en tout cas ñun li ñu jàngal ñu gis ko mooy xulafaal arba Aboubacar Sadiq Omar ibnul Khattab Ousmane ibnu Affan ak Seydina Ali karamallahu wajhahu Ali ibn Abi Talib léegi yéen da ngeen di démontrer comme quoi Aboubacar n'a pas les compétences requises pour mën a nekk xalifa d'ailleurs yéen a ko bind ci seen téere yi man jàng naa ko ci beneen bi ci tamit wax ngeen ne Aboubacar Sadiq wërul woon sax nekk xalifa rasulullah alors que jàng nañ ci téere sunni yi wala téere yu bare bare ñu ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam posé na ay actes yoo xam ne yi dafay wane ne bu fi jógee Aboubacar a war a toog am na ñu toog fii démontré ko yéen pourquoi ngeen weddi loolu. Maodo yow sa bopp yow bii li nga wax nii sax weddi na ko déjà yow yaa ne xalifa yi ku ci njëkk mooy Aboubacar. waaw Omar Ousmane. Ali nga ñëw ba ci Aliou ne karamallahu wajhahu lu tax waxoon ci des karamallahu wajhahu. non parce que musta jaamu xërëm rek xëy na wala yu demee. voilà musta jaamu xërëm. loolu moom mooy wane ne moom kese ci ñeent yooyu moo ci mérité woon moo ci mënoon a nekk xalif ndax loolu yàlla moo ko wax ci alxuraan fan la ko waxee. wa zibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna fa qaala inni jaa'iluka linnaasi imaama mu ne ko min zuriyati mu ne ko laa yanaalu ahdi az-zalimin yonent yàlla Ibrahima dama ne dafa amoon grade yëpp. nekk na yonent nekk na lépp nekk na xalilullah mais grade imam moo ko manqué woon bi mu bëggee am grade boobu yàlla daal koy nattu ba nattu yo mat mu ne ko tey dinaa la def imam mooy kuy jiitee jullit ñi mu ne ko wa min zuriyati est-ce que sama sët yi sama descendance di leen ci boole yàlla ne ko d'accord sauf koo xam ne da ci dama sa def zulm laa yanaalu ahdiya zalimin ca beneen aaya yàlla nee na inna shirka la zulmul azim nee na shirk moom mooy bàkkaar bi gën a mag donc ku mës a def benn yoon bàkkaar. mais bañ duggee ci l'islam yàlla baal na leen ko yow tamit. Maodo defal ndànk rek parce que waa lii dina leer. d'accord loolu lépp naa la ci leeral dama ne. Aboubacar dafa jaamu xërëm ba 40 ans mu gën a Umar dafa jaamu xërëm Ousmane dafa jaamu xërëm moo tax ñi ma woo leen wax karamallahu wajhahu le seul fait que ñu jaamu xërëm benn yoon ci seen vie disqualifié na leen pour ñu mën a nekk imam ñu mën a nekk xalifa. mais est-ce que ça c'est une raison fondamentale. c'est une raison fondamentale même suñu loi Sénégal ak beneen loi gis nga tey jii soo bëgg a nekk fonctionnaire dañ lay laaj casier judiciaire vierge su dee mus nga def ay njombe dugg nga prison ba génn tamit bal nañ li nga defoon du tere am na poste yoo xam ne doo ko fi mën a ne parce que sa passé moom moo mel noonu loolu dañ koo jële ci ak maw yàlla du jël mbiram di ko dénk yàllaa ko wax du ko dénk koo xamante ne mus nga def bàkkaar ak koo xam ne da nga mën a juum. ok il n'avait pas cette compétence là dama ne imaama xalifa yonent bi du ay doomu aadama ñoo koy tànn
yàlla moom mooy tànn ñan ñooy nekk xalifa yi te xalifa yooyu dañuy donn xam-xam bi donn compétence bi li leen di différencier ak yonente bi leen rek la mooy ñoom du ñu nekk ay yonente loolu yàlla daf ko wax ci yonente daf ko wax ci imam Ali dana ko anta minni bi manzilati Haaruna min Muusa illa annahu la nabiyya ba'di da ngay mel ci men ni Haaruna mel ci Muusa mais du am beneen yonente sama ginnaaw soo demee ci beneen tamit hadiis boo xam ne mu ngi ci téere ahlu sunna yëpp Buxaari rek moo ko indiwul yonente bi dana inni taarikum fikum siqalayni kitaaballahi wa itrati dama leen di bàyyeeg ñaar muy téere yàlla bi ak sama famille alxuraan dëggal loolu téere yàlla bi ak sama sunna non téere yàlla la wax ak sama famille téere yàlla ak sama sunna ñaari téere ñoom ñoo ko indi muy Muwatta imam Malik moo ko indi ak foog naa saxiix Buxaari yeneen saxiix yëpp ci ahlu sunna laax kitaaballaahi wa itrati lañ indi te li lay wane moom mooy min wa sunnati c'est vague kitaaballaahi c'est le livre de Dieu mais moom sama sunna c'est vague d'autant plus que ñëpp ñi jàng histoire ñëpp xam nañ ne téere sunna yi ñuy wax sunna ay hadis saati comme ñu ngi ko commencé ik bind 200 ans après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaar téeméer gannaaw bi yonent bi te nit laa wax nit a koy remplacer te loolu tam alxuraan mooy dëggal alxuraan laa mooy dëggal addis bi wax ne alxuraan ak sama waa kër alxuraan moo koy dëgg yàlla moo wax ne ci alxuraan summa awrasna alkitaaba allazina stafayna min ibadina ña donn téere ba mooy ñi ma tànn toujours ci sama jaam yi ñu ne ko yàlla jaam yooyu ñan façon la mun a minhum zalimu li nafsi Aboubacar Omar Ousmane ñoom ci ñooy leen bokk zalimu li nafsi mooy ku musa tooñ sa bopp ku musa jaamu yàlla dul yàlla d'accord mais wa minhum muxtasidun ak ñoo xamante ne c'est le juste milieu mu ne wa minhum saabiqun bi xayraati bi iznillah mooy imam Ali ak ahlul bayt ñi nga xam ne mosu ñoo def lu mooy yàlla te foo leen fekk dañuy gën a góorgóorlu di mais est-ce que d'accord nga ne ñu Aboubacar ak Omar ak Ousmane ay jullit lañu woon d'accord naa ne ay jullit lañu d'accord naa ne ay saaba yonent bi lañu loolu lépp moom c'est incontestable. Voilà, on ne peut pas discuter on ne peut pas que loolu kenn du ko dis mais li ma d'accordul moom mooy que ay xalifa yonent bi la ñoom ñoo fal seen bopp xalifa yonent bi. mais comment Aboubacar xanaa autoproclamé wul nekk xalifa. xam nga Aboubacar. mais qu'est-ce qui s'était passé en réalité. qu'est-ce qui s'était passé en réalité. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dernier pèlerinage bu ma def mooy ajatul wida dafa dajeel jullit ñi fu ñuy tuddee Ghadir Khoum Jibril moo ko jàpp moo ko dab ne ko yaa ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu. ok ne ko yow yonent bi li jóge ci sa borom yàlla sa borom ne na nga ko wax nit ñi na nga leen ko transmettre soo ko deful xamal ne 23 ans yi nga woote lépp amul benn njariñ wa ma ballaghta risalatahu lépp li nga woote tant que waxoo lii loolu c'est nul. dellu yonent bi wax ak Jibril ne ko Jibril xam nga ne fi mu nekk nii li ma yàlla sant xam nga ko xam naa ko mais ñi ma wër ñi ci ëpp ay naafeq lañu comme ni ko yàlla waxee ci suratul tawba ne ko wa min hawlikum min ahli madina maradu ala nifaq su ma leen waxee ne su ma fi jógee ma leeralaat leen ne leen sama rakk ji Ali ibn Abi Talib moo war a nekk xalifa sama ginnaaw dinañ commencé waat indil ma problème comme ni ñu ma ko daan defee Jibril daal di dellu sa indiwaat aaya bi yokk ci wallahu ya'simuka mina nas yonent bi ne Bilal taxawal woowal nit ñi ñu woo leen devant 120 000 musulmans mu yonent bi ne man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaahu allahumma ali wan wala wa adi man adaahu wansur man nasaru waxsur man kuntu ana nabiyuhu fa haza aliyun waliyuhu ne képp koo xam ne man maay sa kilifa xamal ne aliyun mooy sa kilifa koo xam ne maay sa yonent xamal ne aliyun mooy nekk xalifa après man woo jullit ñi 120 000 musulmans ñëw ku nekk defal ko mu bàyyaa jaayanteeg moom ñi ci njëkk bokk na Aboubacar ak Omar ñu naan ko baxin yaa abal Asan bravo yow mi bàyyi Asan tey ji yaa nekk suñu kilifa ak kilifa jullit ñëpp 72 jours lañ ci teg yonent bi génn àddina laata yonent bi di génn àddina ci feebaram bi yeneen preuve yuy montré noonu ci la indi jeyshu Usaama maanaam Usaama ibnu Zayd moom mooy doomu Zayd bi nekk ko mi ñu doon wooye Zayd ibnu Muhammad bi ñu ko reyee ca Muta yonent dafa préparé armée bi jox ko Usaama doomam ne na leen diriger il avait presque 18 ans entre 18 ans et 20 ans mu ne Aboubacar ak Ousmane ak Omar yëpp nañ bokk ci biir armée boobu nañ génn Médine dem xeex jeeg romain yi ñu lànk Aboubacar ak Omar ñoom ñëpp ñu ne du ñu topp xale bi yonent bi ñëw def discours boo xam ne mu ngi ci téere ahlu sunna yëpp ne leen de ëllëg démbu de bañoon ngeen topp ci ginnaawam baayam bi ma ko falee mais tey jiitam fal naa doom ji ngeen bañ ko mais maa ngi leen di xamal ne mag taxut a gën te kii de mérité na li ma ko teg génn leen Médine dem leen ñu toog biir Médine ba ci feebar yonent bi feebar bi mettee mu daal di ñëw benn jeudi alxames bi mujj laata moo gaañoo ne indi leen ma lu ma leen di bindalee ma bindal leen loo xamante ne du ngeen sànk ba mukk Omar moo njëkk a jóg ne bu leen indi dara ne yonent bi yahjur mooy day déliré dafa tàggali ko ak sagoom yenn saa bi ne ko Omar yow da ngaa dof xanaa
yonent bi yàlla nee na wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa du wax dara ci coobare boppam indi leen affaire bi ñëpp ñu nekk fa di xul ñu naan indi leen ñu naan bàyyi leen yonent bi dàq leen ñoom ñëpp nen bàyyi leen ma fekk sama ahlul bayt quelque temps après mu daal di ñëw ci jàkka ji def fa discours bi mu déggee ne Aboubacar mu ngi jiite mu ñëw def fa discours ne leen képp koo xamante ne fal naa la ne la na nga bokk ci armée wu Usaama na nga génn Medine képp ku ko deful xamal ne yàlla rëbb na la mais ñu toog demuñu ba yonent bi gaañoo laata ñu ko suul la ñu daje ne léegi dañuy def ay élection xool seen biir kan la ñuy fal looloo tax Aboubacar ak Omar ak Ousmane kenn fekk wu ci bi ñuy suul yonent bi fekk bu ñu koy ils étaient absents ñu woon di xëccoo fekki naan maay falu waa ansaar na ñun tamit bu dee noonu la yéen tamit bu dee falu rek gënu leen ñu cayee ñun tamit dañuy indi kenn si ñun daal di tabb seen benn waaye ñoom tamit ne ñoom tamit kon comme que wax rek la comme que xëccoo rek la ñoom tamit ansaar day falu coow la nekk fa pendant 2 jours 3 jours Omar moo mujj jël loxo Aboubacar ne yow daal man daal yow laay defal mu bàyyi yaa mag ci xeet wi yaa ci def nangam ek na ma ku kii nag ma topp ñenn ñëw topp ko noonu la affaire bi demee ñoom bi ñuy jógee foofu di ñëw fekk nañu denc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare. ok te premier discours bi Aboubacar def mooy leeral li muy wax yépp premier discours bi da ne fal ngeen ma waxul ne yàlla fal na ma waxul ne yonent bi fal da ne fal ngeen ma waaye gënuma ci yéen su ma jubalee na ngeen ma topp su ma dëngee na ngeen ma jubanti d'abord moom d'accord na ne gënul ci fal nañ ko te gënul ci ñoom benn moom moo ko wax ensuite moom d'accord na day fa mën a dëngal su dëngalee nañ ko jubal kon kooku amul compétence pour nekk kuy remplacer yonent parce que kuy remplacer yonent da nga war a nekk maasum. d'accord mais écoutez y a un problème. bon am na sax xaw ma risaala moo ko indi xaw ma ci téere Imam Malik yi ne jafe-jafe yi amoon ci diggante saaba yi ñu téye ci suñu làmmiñ. am na benn téere bu ko bind. risaala. bon mais nag jamono ji toll na foo xam ne fii fokk nit ñi ñu expliquer leen ñu comprendre. parce que nekk naa jullit waaye jànguma xaw ma lu xew dafa xaw a doy waar mais pourquoi vous yéen ahlu chia ci seen bopp fi ñu toll nii mën leen accepter compétence intellectuellement laa wax dem Aboubacar yéen pour moom xam-xamam da ngay ree ba tas li gars yi di wax nee ngeen Aboubacar c'est-à-dire compétence am doy na waar trop fu ngeen ko teg compétence intellectuelle et d'ailleurs yéen bindaan ngeen seen téere yi ne dafa daw xaw ma xeexu Uhud la xaw ma Uhud la ngeen Aboubacar c'est-à-dire a pris la fuite ci guerre bi dafa daw mais fu ngeen ko teg yan hadis yan coow yan jàngat ngeen mën indi ci loolu Maodo li nga wax lii lépp nekkul suñuy téere mu ngi suñuy téere mais mu ngi ci téere ahlu sunna ñi nga xam ne ahlu sunna yi nga xam ne ñoom ñoo gëm Aboubacar ak Omar ak Ousmane maanaam li ma laaj léegi ma nga li nga ma laaj soo demee ci Bukhari soo demee ci Muwatta Imam Malik si téere yooyu yëpp di nga fa gis hadis Uhud xeeru Uhud wala nga dem tafsir bu la neex demal ci tafsiru Jalaluddin Suyuti yi mag yëpp yor nañ tafsiru Razi bu la neex demal ci les chroniques de Tabari la chronique de Tabari intellectuel du Sénégal ku nekk yaa ngi ko def sa bibliothèque demal nga xool foofu xeexu Uhud Aboubacar ak Omar ak Ousmane ñëpp dañoo daw bàyyi yonent bi ba ñu bët ba ñu damm ba ñëw ci lañ reyee Hamza Ali ibn Abi Talib fa la nekkoon di ko défendre ak Bilal ak Miqdaad ñooñu mus ñoo daw ak Abu Zar ñu ci des daw ba benn jigéen bu ñu tuddee Nasiba bi yéefar bi yëkkatee jaasim ba koo dóor yonent bi moom moo joxe la xam jigéen de ba ñu ba jaasi daat koy xeex fekk ñoom daw nañu Omar sax moom mu ngi nettali ci biir téere hadiis di nettali moom naka la doon dawee nee na moom da doon daw ba tënkam yi di laal noppam yi nee na moo gënoon a gaaw flèche loolu soo demee da nga ko gis noir sur blanc loolu du lu ñu inventé ils sont vraiment ñu bàyyi fa yonent et c'est pas la première fois def nañ ko Tabouk tamit bàyyi yonent bi ñoom ñëpp ñu daal di daw bàyyi ko fa donc dama ne su dee critères yi war a tax nit remplacer yonent bi mooy d'abord xam-xam compétence boobu imam Ali kese moo ko amoon mooy moo tax yonent bi waxoon ana madinatul ilm wa aliyun baabuha bu dee moom mooy jàmbaar ñëpp a xam ne jàmbaari góor la ba ñu tuddee ko Badar ñu ma Alioune laa tudd tax ñu may woowee Badar xare Badar moom moo def différence bi fépp fu l'islam monsieur am problème ci moom mooy def différence moom moo éliminer ennemi l'islam yëpp moom Seydina Ali bu dee ci ragal yàlla moom ci kese ci groupe boobu moom rek moo ci musta jaamu xërëm moom moo su juddoo ci kaaba gi yàlla tudde ko boppam parce que Alioune turu yàlla la bi mu juddoo ba bi mu génn àddina kenn musu koo gis fu mu dekk ba moo tax sànq ne ma karamallahu wajha léegi nag dama lay expliquer loolu il faut que ça soit très clair ok comme ça mu leer léegi ñiy défendre thèse Aboubacar moo war a nekk xalifa parce que y a des actes posés par le prophète dañ ne y a des actes posés par le prophète dañ ne ñoom li ñuy défendre dañ ne yonent bi moom moo ko jiitaloo woon bi mu feebaree daf ko jiitaloo mais loolu li koy weddi ne yonent bi jiitaloo naka la ko yonent bi waxee ne àndal ci jeysu Usaama génnal Médine dem leen xeexi ba pare ñëw di ko kooku désobéir bu koy falaat Ilimaan benn Ilimaan aussi mais ñëpp a xam ne Ilimaan ki gën a compétent ki ëpp xam-xam lañ koy teg Aboubacar amul fenn ci histoire fu ñu montré ne c'était un savant moom d'ailleurs dund na ba génn àddina mokkaloolu alxuraan Omar dund na ba génn àddina mokkaloolu alxuraan la preuve gi xam nga histoire bu mu toogee ci bu mu nekkee xalifa nekk ci jumaa ji jigéen bi ñëw
Omar def xutba ne léegi li ñuy jox jigéen ñi càng dafa bari nañ ko wàññi jigéen moo taxaw ne ko xew xanaa da ngaa jàngul alxuraan yàlla nee na même soo leen joxee xintaar bu leen ko wàññi mu ne ko ngeen baal ma même jigéen ñi ñoo ma gën a xam alxuraan donc yooyu yëpp ay léegi waaw comme kentaar léegi dama ne loolu lépp soo bëggee ñëw indi ñaari thèse yi am dañ ñun ahlul bayt ñun chiite dañ ne xalifa yonent kii remplace yonent ay doomu aadama duñ ko fal yàlla mooy fal yonent mooy fal kii remplacer yonent te ñooñu ñëpp yàlla fal na leen bu yàgg xam nañu seen tur yonent bi wax na ko mais kon yow léegi pardon rek ma expliqué allez-y yonent bi wax na ko addis dama ne ci seen téere ahlu sunna yi soo demee loolu lépp da nga ko fay gis